yi nga xam ne bu manqué ci kër gi sax dañ koy laajte muy Kader Lo c'est son anniversaire le 21 c'est un jour spécial dans quelques instants nag on va dinañ teg fii bougie yeeg gâteau yi ngir àndandoo ak moom fête anniversaire bi tey ci kanam tuuti damay woo toute la rédaction bu King FM kenn du des xale yëpp dañuy ñëw ci studio bi ñu sa mbaxloo dagg gâteau bi souhaiter ko joyeux anniversaire parce que mérité na ko quand même il parle jamais voilà c'est un technicien c'est des hommes de l'ombre comme Daouda et bien d'autres raisons pour laquelle tey moom dañ koy waxal Alaaji Asmalik mooy ñëw Exidex yëkkati ay kàddu ci moom parce que loolu normal la boo nekkee nit nag ba bësam ñëw doo ko xebal da ngay accompagner gunge ko ci bés bi nga xam ne mooy bisu anniversaire am en attendant ki ne laam mooy yegg si noonu nag ci jotaay bii nga xam ne moom la ñu dippee King Feeling mi ngi ciy bàkk Cheikh de Calaw gaynde nguraan gi aca wax naa ko léegi ci junju dama ci ànd ak Asmalik l'un des responsables de cette radio bu King FM bi nga xam ne yéen a tànn ay programme am ci 99.4 bu ngeen ñuy dégg nii nag ba mu mën a yemb bu ñu xëyee ak yéen c'est grâce à ces responsables yi nga xam ne ñoom ñooy tëral programme bi moom responsable d'antenne la moom Exidex bokk ko ak ñeneen ci kër gi di liggéey bu am solo man personnellement man soppeem la voilà parce que bi may déglu Exidex ak léegi nag mi ngi bëgg a yàgg boobu jamono yeneen rajo la woon ba fii nii donc on a tiré beaucoup de références sur lui par rapport à ce à professionnalisme bi nga xam ne nekk na ci moom ak expérience bi ñu nit ñuy jéem rek jéem a roy ci seen ay tànk Asmalik ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. mais maa ngi lay fay Kals vraiment amati mbégte jàkkaarloo ko yow comme ni ñu koy defee rek. ndeysaan da nga baax rek. waaye kenn du yow. ndax chaque fois gis nañu sa discours. ñi nga yaatalee waxtaan bi kooku man la. waaw yow defal lu la neex. waaw alors voilà comme ni nga ko waxee rek defe naa ne yow tamit macha allah gis nañu sa surtout professionnalisme. loolu moom defe naa ne wax ju yàqu la. ñaanal la rek yow it macha allah ci yoon bi lee yàlla matal lépp quoi. jërëjëf waay. jërëjëf As tey nag kenn ci ñun mooy fête anniversaire am xam nga man dama leen di woowee les hommes de l'ombre et ils font un excellent boulot parce que daanaka bu lépp yembee sax ñoom it ci lañu bokk ndax bu ñu xëyee xaw a jaaxle ci machine bi sax di nga dégg woowal Kader woowal Daouda woowal ka ca des ndax ñoom ñooy def lépp ba mu mën a yemb il fait partie de nous il fait partie de la famille parce que King FM est une famille également exactement loolu laa fi fekk donc Kader moom mooy fête anniversaire am peut-être un mot ak ay souhait ci moom waaw comme ni nga ko waxee rek Kals c'est déjà il y a beaucoup d'hommes de l'ombre ñu ne ñu ngi ci ginnaaw di liggéey xëy na ñun ñoo gën a fës ñun la ñuy dégg ñun la ñuy gis waaye tamit ngàcc ngalaama Kader li ñuy woon seede ci moom ci bëgg liggéeyam déjà ponctualité teel a ñëw bi et cetera et puis surtout nga am sens de la responsabilité ça c'est très important je pense que nit bu la dénkee dara tamit boo ci demee sa maximum de professionnalisme dafay baax parfois sa bés yu mel nii muy sa bés ñu waxal la ko Kader il est très simple te nit defe naa ne tey ñëpp moom lañ ko seddeel baax bi moom wax ju yàqu la bëgg liggéey passionné surtout jamais il dira non Kader loo ko wax na ko Kader at amul heure buñ ko liggéeyloowul boo xamante ne wax dëgg neex yàlla du ci teg baat loolu nag mënuñu di ko rafetu mënoon na xool rek daan ne bon d'accord je donne trop d'heures de travail mais au contraire amul heure sup amul dara saa yu ne ko Kader il est toujours présent liggéeyam sooxewul benn yoon ndax ñoom ñoo yore rajo bi comme ni ñu koy waxee rek rajo partie technique bi mooy presque lépp ne gis ngeen ko boo leen ci jotee yàlla ak ñoom la donc moom at Daouda donc je me joins toujours à son directeur moom it muy Daouda moom it defe naa ne il a donné le rythme ba nga xamante ne xale yooyu bi ñu ñëwee ñoom ñëpp ndeysaan mu boot leen amul kenn ci ñoom koo xamante ne tey mën na la ngaañ rawatina nag Kader mi nga xamante ne macha allah. gis nañu liggéey bi muy def maa ngi fàttaliku bu ñuy dem Bercy. ndeysaan moom moo fi nekkoon il était seul booba ñun ñëpp équipe bi kër gépp a dem. mais wax dëgg neex yàlla gis nañu à chaque fois bu ñuy def direct quasiment il passait la nuit ici liaison bi fii la doon fanaan donc il était là parce que décalage horaire bi tout ça déterminé bëgg liggéeyam professionnel dynamique loolu te yaatu
xam nga liggéey générosité la. Wallaahi. Toujours quand tu es généreux. je pense que ne dafay savoir partager. c'est important et je pense que ne moom tey loolu qualité am la. et comme li may wax ku ci nekk sa kër kilifa nga. mais bu saa yu ñëwee fii il s'oublie ak daraja bu mu mënti am. da koy fàtte carrément. jox gëddaam liggéeyam. donc moom dañu koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi bu baax a baax a baax a baax waaye ko suñ kañam. liggéeyam am na njariñ nekkam ci kër gi am na njariñ et franchement de par ma voix. képp xale bu kuy neex rek a nekkal la de. non amul il est magnifique comme ni ñuy wax quoi am na parfois xam nga nit dina la dénk mbir. waxuma la bu sooxee sax. waaye sa xel du dal ndax comportement am. da ngay xalaat ne kii su ma ko bàyyee lëf macha allah mën na ci du ko wóolu. mais lui je pense que ne muy man muy Daouda muy Pape Cheikh muy ñun ñëpp tey ku ci nekk am nga sañ-sañu boo waree def dara ki nga njëkk a xalaat mooy Kader. donc moom li ñuy wax te loolu nag voilà loolu nag disponibilité boobu mu wane at woyof surtout woyof bi loolu c'est à signaler macha allah et puis tamit nag uuf ñëpp aussi xale yi nekk ci kër gi muy góor muy jigéen journaliste yi ñëpp yaatal. xam nga lu ma neex ci moom grand donc la soo ko gisee rek il sourit tout le temps Kader day ree rek Kader day ree rek ñàkk xorom ngay wax muy reetaan wallaay lésim te des fois day reetaan ma ne ko da nga ñàkk fayda day ree rek ndeysaan loolu mooy jàmm xam nga jàmm balaa nga koy wut am ci nit da nga koy njëkk may sa bopp. dëgg la de moom déjà nitu jàmm la c'est un homme de paix. Kader bëggul xuloo bëggul xeex bëggul gis sax ñaar nit yu meroo wax dëgg neex yàlla da ci wastu ak lu mu mën du càgganu nag lu mu doon xale mais xale bu loxoom setee mën a bokk ak ay mag ndab wax dëgg neex yàlla ñun yanuñu rek dafa métti déjà ana koy liggéeyal ñu ne excited waaw dafa métti ak Papa Cheikh waaw dafa métti mais musul onk foog nga ñeme rythme de foog mu ñeme rythme te wax dëgg dama bëggoon profiter ci occasion bi balaa ngay jóg maa ngi koy annoncé boobu ba léegi en mois de décembre on a vu également l'amélioration bi am ci programme yu King FM démb par ma voix ñu leen di féliciter ci li ngeen defoon déplacé wu njëkkoon nañ ko def ak Free di suñu partenaire ainsi de suite ñu def ko démb ak UNICEF demoon monument de la Renaissance ci programme boo xam ne dañ ko jagleel xale yi qui veut dire également bu weesoo toog ci studio bi dafa mel ni ci seen ay programme ak seen ay mbébét sóoraale ngeen aussi qu'on appelle la proximité. Exactement. mooy dem jege askan wi. parce que loolu moom mooy sunu credo déjà c'est une radio digitale et je pense que ne du ñun ñoo ci bëgg a feeñ mais bëgg nañu wone tamit sénégalais yi ndax seen yëf la. dëgg la toog ci rajo bi dafal nasal leen programme boo xamante ne ñoom ku ci nekk di nga ci gis sa bopp. waaye dafay baax ñun loolu ça a toujours été l'objectif de Pape Cheikh Diallo. donc at képp ku ngànk rajo bi rek muy Seydou at ñu mënti doon ñu ñëpp sunu objectif moom mooy vraiment aller vers la population cette décentralisation. dafay tax tey nit ki ci boppam li muy bëggee muy day bëggee Calz ñu andi la Calz dans ton quartier day bëggee Lisa ñu andi la ko muy Coco Jean muy PNG muy man muy Pape Cheikh muy ñun ñëpp muy Abba donc at waa matinal Al ñun ñëpp tey on cherche à les amener vers leur public parce que dafay baax tamit nit ki à chaque fois bu lay sagoo nga won ko ne ko man it am na foo féete ci man ndax bu dul la ñoom duñu nekk bu dul la ñoom kenn duñu déglu bu dul la ñoom aussi suñu programme defe naa ne du am njariñ waaye tey suñu objectif mission bi njëkk moom mooy fexe dem fépp fu sénégalais nekk rawatina nga nekk auditeur wala nga nekk internaute bu TFM bu autant pour moi bu King FM ñu ñëw vers yow tendre le micro jox la boole leen si ñun am na sax ay yenn programme yenn nas yoo xamante ne bu ñu mënul tilee génn sax dinañ mën a recevoir de temps en temps certains de nos auditeurs qui viendront dans les studios par exemple xool benn voilà du fi yem donc du fi yem voilà donc loolu tamit bokk na ci objectif yi et je pense que démb l'après-midi on l'a marqué donc on félicite franchement toutes les équipes. Et ça a été une réussite oui ça a été une belle réussite techniquement digital bi voilà ñoom ñëpp tey gis nañu liggéey bi nga xamante ne à chaque fois bu rajo bi di génn ñoom sax ñoo ci gën a sonn ñun xëj na animateurs yi ñuy gis mais ce que le digital fait en matière de aujourd'hui audiovisuel man de rajo télé laa ko dippee machallah et loolu gis nañu ce travail de qualité dirigé par Magui et toute son équipe gis nañu tamit équipe technique bi nga xamante ne tey bu ñu demee sur le terrain dara du manqué dara du sooxe la liaison elle est
parfaite kooku tamit mënuñu lu dul di féliciter di encourager aussi Daouda bi nga xamante ne moom à chaque fois bu ñu waree génn moom déjà pare na voilà et loolu ñun dañu ñëw rek 16h ngeen waroon dem dès 8h maa ngi koy gis muy branché wallahi di dagg fii di génne di brancher di tester et tout ça montre à quel point les gens chacun de nous est passionné voilà professionnel et puis passionné xam ne travail de qualité ci programme mu décembre bi bu weesoo li rédaction bi di waajal ci wàllu rétro ngir dundaat les moments les plus marquants de cette année 2019 il y a aussi des événements très attendus Carlou D qui fête ses 15 ans d'existence de carrière dégg naa ñi ngi 28 décembre Grand Théâtre mais avant 28 décembre ñi ngi le 20 Stade Iba Mar ak Nit Dof exactement mais li ma ci gën a neex mooy ñi ngi Paris aussi exactement c'est un événement boo xamante ne macha allah donc mu nekk événement yu mag yoo xam ne ña nga France nii toog mu nekk mooy nekk événement bu ñu fàtte ne King FM déjà c'est une radio événementielle. xam nga nag maa jox benn liste. waaw mooy liste xale yi war a dem France. waaw léegi nag dinaa ko publier de. léegi yow léegi yaay xool ku la nekk yow baale liste bi nii kayit gaa ngi nii ma. ku la yab daal. waaw bu yeba mu lay wooy ni jaay ma papa. exact sama jox liste bi waaw léegi ma yor sama big di baare rek dul dem. donc comme ni nga waxee volet événementiel bi. donc c'est une radio déjà boo xamante ne ci wàllu événementiel la ci yëngu. et le premier partenaire de la radio King FM c'est déjà les artistes. ñoom bu ñu amee xew c'est légitime. Et c'est automatique dañuy ñëw automatiquement qui se fait un partenariat naturel suñu diggante ak ñoom donc wax nga fi sànq Nit Dof mu show of the year bi incha allah dinañ ci def retransmission bi lépp loo xamante ne war na ci aussi pour que auditeurs et internautes yi jot ci wàllu digital techniquement et yooyu yëpp jël nañ matuwaay yu ci mat yëpp pour préparer quand même cette très 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 grande soirée mu nekk événement boo xamante ne rappeurs yëpp ñu koy préparer buñ ci jugee ñu accompagner tamit l'artiste Carlou D moom it incha allah ma nga jëm foofa ca Grand Théâtre guddi googu lépp lu mu laaj tamit danañu ko def. mais war nañoo yendoo Carlou D dégg naa ah oui yendu ak bi danañ ko def ak Carlou. il faut ñu yendoo ak moom. voilà danañ ko def ak Assane Ndiaye. Assane Ndiaye tamit mi génne album 20 ans moom it on le recevra incha allah. Assane Ndiaye. ah oui c'est un monument Sénégal namm nañ ko lool sax. waaw loolu tamit bokk na ci actualité yi ci parce que Assane Ndiaye tamit kenn dootu ko présenté ci Sénégalais yi macha allah professionnel et puis li mu def ci musique sénégalaise tey sur le plan national et international lu mag la quoi neex mën ngaa xaar affaire yi ci King FM 99.4 defe naa mooy fréquence bu baax. dégg naa ñu leen di bàkkee aussi rajo cadeau ci décembre bi. jeex na tàkk defe naa ne auditeur rajo bi bu téléphone sonné waaw kal li ci gën a neex boo ne allo da nga naan waaju loo bëgg. mu choisir nag. waa li est-ce que mës na am ci rajo. ah musul am de guleet. te mi ngi soog a am de. guleet mi ngi soog a am te defe naa ne ni nit ki allo ba pare na ko loo bëgg. sañ-sañ weesuwul wala loolu mais bu ñu sañee ñoom la ndax ku ñeme da laa déy te ñun ni ñu ngemb moom mooy suñuy auditeur suñuy internaute ñoonu ngemb moo tax ñun lépp loo xamante ne tey gis nañu ko ci lu baax balaa ñoo xalaat suñu bopp ñoom la ñuy njëkk a xalaat ndax ñoom ñoo ko yellool c'est important dama téye woon tey grand Exidex non seulement pour waxtaan ak moom un peu ci programme bi parce que man xam naa ni y a des choses qui se préparent en mois de décembre Adja andil ma gâteau bi directeur Exidex ñu dagg gâteau bi balaa ñëw jóg na gâteau bi ñëw xale yi ñëw parce que ex bi dama koo xëcc andi ko fii bëgg moom rëcc ma alors c'était non seulement pour parler de l'anniversaire de Kader mais dama ci profiter waale parce que xam naa li ñuy togg ci suuf bu soobee yàlla te di ko waajal ngir rek mën a bégal suñu ay auditeurs parce que ñoom nag dañu taamu ci ñaari fan ex non seulement dañu taamu ci fréquence bi 99.4 mais aussi très connecté ci page Facebook bi exactement et loolu boo koy gisee nag moom mooy li may wax toujours ku ci nekk tey ñun moomuñu mbutu kenn mënuloo forcer kenn na la seetaanal rajo King FM mais xam nga nit booy ànd ak moom ci sa doxin mun naa la doxeel nii ñun lépp lu ñu def c'est parce qu'on est à l'écoute de nos internautes defe naa ne je parle sous le contrôle de Magui ni nga xamante ne même ay débriefam c'est basé à 80% selon les retours qu'il a venant des internautes en sachant qu'on est dans un monde très virtuel très très virtuel donc mënuñu dem sans ñoom ñu ni tey bu ñu fexee nas ay programme amuñu sañ-sañ sax teg ko ci rajo bi te waa digital ñoom pare wuñu ñun lépp lu ñu def ci wàllu programme ñoom ñoo koy valider parce que ñoom ñoo ko war a jox tey ñi nga xamante ne ñooy internautes yi te ñoom nag booy xool ñoom ñooy dem jëli information yi da ngeen wàll yeneen rajo yëpp waaw digital waaw loolu tey boo koy wane ma xam nga tey lépp lu waay di def bun la boo amul ku la ci roy mooy bi yeba nga xoolaat ko donc tant que ñun
comme j'ai l'habitude de le dire, machallah, je touche du bois, on ne fait pas partie de la concurrence. On crée, nous, la concurrence. Et tant qu'on la crée, ça veut dire qu'il y aura toujours une équipe habilitée. Il y aura maintenant sur le plan professionnel, machallah, le choix de faire internet atteigner des glous, nous témoin. Donc, muy ci fan yep, on a pris vraiment ñi nga xamantene ci sen domaine machallah. Les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Donc ñu andi len mo waral sur le plan digital nga gis ñom quasiment duñu nelaw et pourtant le privilège est toujours accordé à cette radio. Et pourtant ils travaillent ñom ñep pour le compte du groupe Futurs Médias. Ah ouais. Mais duñu bëgg radio bi. Magi dafa bëgg radio bi. Ba ndeysaan parfois je dis mais si 5h du matin lay yew. Yacine mention spéciale. Yacine peut-être que ñom duñ ko gis mais buñuy waja def ay émission da nga gis nu muy sëkkatalee animateur bi ci ñëwal toog jël conducteur préparation bi parfois dama koy xool sax ba fàtte ne digital la bokk tellement que dama koy xoolee côté animatrice wala naan la tegal ma way bi wala journaliste et ça montre à quel point on est une équipe on est une famille Radio King FM famille la ñoo bokk nday ak baay lu waay di nas lu ne dana ci soxla avis morom mi te bu morom mi ne ko baaxul wala defee nii. est-ce que xam nga li ma ci gën a neex xam nga. D'habitude vous entendez Exidex tous les week-ends. mooy xam samedi dimanche wala vendredi soir. Il est tous les jours à la radio. C'est-à-dire que man heure bu ma génnee fii. je te retrouve à la porte nii ci kanam fii rek sa bureau. waaw et pourtant tu parles pas à la radio mais yaa ngi fi bés bu ne. absolument Amina Seck ñëw na de man de ni nga ñëwee. Seck ndaanaan waaw. wal ma xale yi ñu ñëw wal ma xale rédaction yi ñu ñëw sama xarit ay nag Kader Lo il est petit. Wow. Et puis appelle tout le monde. Nous souffler gâteau. Nous lu ñu def ñu ko defal xeeb ko. Kader lu ñu ko defal xeeb ko ci. Alors je parlais tout à l'heure de décembre. Revivre les moments yi nga xam ne moo gën a marquant ci année bi. Grand débat qui revient en mois de décembre ci ay quelques numéros. Qui va revisiter xam nga man nag dama sopp damay yërlu sa ay programme des fois. Pour mën ko wax auditeurs yi. Je sais que y aura des débats que tu vas organiser parce que culturellement aussi. Il faut que ñu wax ci moments les plus marquants de cette année. Absolument. Des événements. Exactement. Am na ñu fi def ay xew-xew. Am na des arrivées. Il y a eu le départ de Pape Diouf. L'arrivée de Universal Music en Afrique. Il y a eu beaucoup de choses yoo xam ne. xew na fi l'arrivée de Sodav. coow yi fi amoon. Je me rappelle de ce fameux débat bi ñu amoon fii. ak Mame Gor Diazaka qui a fait quand même le tour. ak yeneen. On espère peut-être décembre bi. am ñaar wala ñetti grand débat yoo xam ne. dinañu dundaat culturellement. li fi xewoon ci at bi ex. Exactement loolu merci déjà bi ñu may interpellé ci loolu ndax lépp lu ñuy nas rek dañuy fexe rek sénégalais yi gis ci seen bopp. On a eu beaucoup de retours concernant le grand débat. sooy xool choix yi c'est parti c'est axé sur ñi nga xamante ne ñoo ŋànk wàllu culture. Donc dinañu dellusiwaat ci Sodav parce que bàyyi nañu un peu de temps pour que ñu def le tour léegi on va faire le point. Par rapport ak ñoom li nga xamante ne moo fi amoon ak tey fu ñu toll ak fu ñu jëm ci 2020 bi. C'est important que ñoom de faire un bilan. On va faire un bilan. D'accord. Donc on va recevoir l'équipe de la Sodav. Dinañu recevoir tamit Pape Diouf. ñu waxtaanee moom it son fameux départ de Prince Art. ak li nga xamante ne moom la dëkkmal. Je pense que bu ñu jugee foofu tamit dinañu jël yeneen xew-xew yi nga xamante ne comme ni nga ko wax am na fi sooxe wala am na fi réussir waa artistes yi nga xamante ne tamit seen diggante waa demetul noonu le pourquoi et tout ça là. On va poser les débats. Et on va parler en tant qu'homme. Voilà, il y aura pas de bruit de couloir dañu koy waxtaanee. jaar ci digg bi. voilà dañu koy toog teg ko. teg merci. ay waay toog teg mais ñu ko fay looloo war a ñëw nag ki nga fem nag. dañ koy toog teg ko. waaw bu boobaa ñu waxtaanee ko. Inch'Allah mais ex du ma la bàyyi dama lay xam naa mbaay nga delluwaat sa. voilà le temps ñu tënk xibaar yi. Inch'Allah mais comme si njiit yi nga bokk xam naa bu ñuy dagg gâteau Kader bi. ñu teewee ko très vite. de revenir dans le studio. Comme ça ñu defandoo ko en famille. merci Kumba Ba moom moo yegg si pour tënk xibaar yi. merci Kader jërëjëf. Coucou les amours lépp loo xamante ni mooy people man Rahma maa leen koy jox sama gars yi King FM lay doon 90. voilà réew mi ku sañoon mel ni yow am sa bés muy sa anniversaire et puis say collègues personnel bi yëpp mobilisé wu bu fekkee yéen a ngi koy gis ci image yi toute la rédaction les techniciens digital bi ñu ci ne dañoo mobilisé wu ànd ak Kader Lo tey ci bésu anniversaire am balaa may tàmbali nag waxtaan wi wala sax souhaiter ko joyeux anniversaire j'aimerais quand même dama leen di proposer benn extrait surprise
surprise boo xam ne xëy na sax moom xamul nu mu demee voilà mais dama bëggoon ñu déglu ko bu ko defee nag ñu dellu si waat ànd ak yéen àndandoo ak quelques témoignages rapidement il y a Lisa Georgia Magui Amina Seck service commercial waa digital toute la rédaction ñoom Fatou Sow Aminata Awa ñëpp a ngi fi xale yi dañoo mobiliser wu tey ànd ak Kader pour souhaiter ko un joyeux anniversaire nooree ni sax mi ngi ci biir tey voilà déggagu leen ma baax na léegi dama bëggoon tegal ko benn extrait surprise voilà ñu déglu ko ensemble après nag ñu doog a ñëw doog ko souhaiter joyeux anniversaire parce que bu ñu nee diw baax na ndax mbokk yaa ko wax da ciy baax voilà on va écouter un extrait surprise la maman de Kader qui nous parle sur King FM on écoute. waa kay ndaw def nga lu rafet kontaan naa man la yaay Kader Lo man maa ngi dëkk Ndar papa mi ngi dëkk mu di waa kër Sëñ Touba maama moo jur Sëñ Touba waaye Kader maa ngi laa wax ci moom lenn Kader la xale boo xam ne xale bu baax la xale bu am yar xale bu am teggin xale bu bëgg liggéey te xolam la ko bëgg talul dara ndax liggéeyam bi ci xolam la ko teg xale la boo xam ne bëgg na ndayam te avant tout suba la anniversaire papaam waaye Kader noonu la bëggee woon papaam Kader du nekkee ak papaam mi ngi nekkee ak papaam ba papaam wuy ji àddina Kader fab na papaam Kader jël na papaam Kader su toogee papa du di génn sax di dem fenn Kader papaam day jooy naan sama doom ji bëgg moomu dem ba bële papa Kader su ma bëggee def dara mun ma dire yaay bàyyil man ma def bul def dara nekk ci papaam ba papaam génn àddina Kader su ba papaam génn àddina ba léegi Kader su toogee 2 jours 3 jours ñu toog waxtaan Kader dem na armeel ya defar papaam fomp ko defar ka lu nekk papa Kader daf koy def foo ko ne foo nekk mën la armeel ya Kader yàlla mën na ko fay defal lu baax Kader yàlla dama ndax defal lu baax ba papaam demee ba léegi jooyu ma dara Kader am na yar am na teggin xale la demagul fenn waaye am na yar am na teggin respecté na waa koñ bi tey dafa taxawoon di laajte Kader dangay waaru man damaa toog di ko xool ndax tey na jàmbur na su xasee ba wàcc fee ci croisement fii ci koñ bi doo dégg loolu Kader rek ngaa dégg lii mu am tey moom moo ko liggéey ndax xale la boo xam ne xoqataluma yooxuwuma jàpp ay sërëb su ñëwee ci kër gi ay xale yi dañuy kontaan waa kër gi dañuy kontaan am na yar am na teggin doxawul demul dikkul fenn suñu guddee te ñoo tegandoo suñu buntu kër ga xale la boo xam ne du dem fenn du dem du dikk liggéeyam rek la far en tout cas man kontaan naa ci moom Barak Fadiagne yal na ko yàlla fay xolam ak wér bi dem Kader du xëy suba teel di liggéeyi lu ma tëdd na ma fëgg ni ma yaay maa ngi dem man la ko baara dénk naa la yàlla damay sëpp ci balcon bi di ko xool ba oto bi départ wala ba mu dem ma toog di ko xool ndax xale bi cofeel gu ma am ci man doom nag du amee ba am cofeel ci ndey waajuram yàlla day am cofeel ci moom toog na fii liggéeyul deful dara mu toog naan ma yaay sama liggéey bi li man ko góorgóorlu rek Baara Fadiagne góorgóorlu rek Kader nekk di daw ba sama yaram di daw tey rek bu mu ñëw ni ma yaay booy yor yaay waa ki nga fay woo nañ ma dama julli jàpp julli ñaar rakk ni ko Baara Fadiagne yaa ko liggéey man la waxuma la man mii sa yaay waaye sa papa li nga ko liggéeyal yàlla mën na la ko fay loolu seen méthode tànkam bii dara gënu ko yokk lu dul li mu doon yëkkati papaam ak di ko tëral di ko yóbbu hôpital dem ko dellu si xale bu def lii nag yàlla mën na la defal lu baax yàlla mën na man kenn saxalu ma suukar nit ku nekk li nga liggéey rek laa la fay li mu liggéey moom laa ko wax yal na yàlla taxaw yal na yàlla sàmm yéen li ngeen gis ci Kader ba bëgg ko yéen rek laay gërëm yéen laay sant bëgg ngeen Kader soxla ngeen Kader yal na yàlla fay man su ma toogee ba gis leen damay kontaan ngeen ànd moom ne damay kontaan yal na yàlla fay yal na yàlla taxaw Baara dama koy ñaan yal na yàlla fa cat te yàlla may ko gudd fan ak diine ba man de sama xel daal na ndax ni ma gis mu koy toppatoo papaam su ma ko toppatoo man dana tàlli ci biir bànnam ndax Lamaana Seck moom ngaa seen ngay dékki te muy def film yi mag papaam mu bokk benn ndey ma tuddee ko papa yi Lamaana su ma toogee man ko Kader man de Kader dama gu ma màkk mun ma yaay bul tiit yaay daal dem màkk dal sa xel bu ma xëy suba teel laa xëy fii toog ci sama sa yaade bii 4 heures du matin laay jóg dama koy ñaanal di ko ñaanal man du ma la wax mukk ab yaayu anniversaire dama laa dénk borom bi dama lay dénk borom bi Barak Fadiagne yal na la yàlla fay.
ayca ñi ngi gërëm suñu yaay bu baax a baax yaa booy ci kàddu seede yooyu nga xam ne andi na ko ndeysaan qui va prendre la parole, Lisa? Waaw, prendre la parole dina métti. Tonton Daouda la ñuy woo déjà parce que tonton Daouda moo gën a mën a wax tey jii nii ci Kader. Tonton Daouda mi nga xam ne ñoom ñaar ils sont comme larrons en foire tous les jours tous les deux. Kader mi ngi si kër gi Kader mi nga xam ne bi mu ñëwee ci kër gi ba léegi. xam ngeen ñëw ci kër fekk ay nit nekk fii nga jàppee ñëpp comme sa bopp du lu yomb kër gi bëri nañ lool xam nga chaque jour nga dégg fii ñaan ñi jàppante nañ ñaan ñee jàppante nañu mais du tee moom à chaque fois là où il essaie de raccommoder les gens fexe ñu nekk ensemble sama sœur gi man nii nee na ma sama grande sœur nga cër jooju gi ma jox ma essayer di ko delloo parce que franchement rien à dire quoi Kader saa yoo ko soxlaa woo ko il est disponible Kader munoo ko wax dara ba mu mer man musaguma gis ci kër gi Kader mer. dama ko naan dafa ñàkk fayda dafa bëgg ay ree. léegi Kader ñëw malheureusement topp ñoo xam ne neexuñu ma. sama gàngoor gi muy les humains. xale yi di ko yóbbu di ko dugal foo xam ne waru faa dugg grand damay déglu bàyyi xale yooyu ngay topp duñu say xarit parce que ñoo lay def loo naka sa dul noonu non mais histoire de déconner pour vous dire que amul xale amul ndaw fii ci biir kër gi ko xam ne Kader respecté wu la te loolu rek dañ ko ciy gërëm looloo tax ñëpp tey jii nii ñëw teew gis nga maag sama koko est-ce que Kader gis nga sama koko damaa yéeg ba ci kaw garab gi ajji koko bi xas ko andi ko pour wan la rek fi nga toll ci man et puis y a rien de plus beau que le beau témoignage bi nga xam ne yaayam defal na ko kon nag wax na lépp ñun on n'a plus rien à dire tonton Daouda xaw ma fu mu nekk ak lu muy lijjanti tonton Daouda na ñëw wax moom la ñu bëgg a mu wax tey mais kàddu gi da ko dénk ex rek jegal ma benn micro fee rek ex dina wax mais tonton Daouda tey dinañ ko dégg ci rajo bi kon ñu ngi xaar loolu alors ex un mot balaa peut-être xale yi di jóg bu fekkee mën nga jege foofu rek dañ koy def à la bu géwél bi waaw kon nag mbooloo mi waaw mbooloo mi ngeen may ñu nag ak dégloo joxal leen ma fekk micro bi ndax tey waaw bésu ku mag la nag dëgg la de ku yàlla teral ndax ndeyam gërëm na ko dëgg la de doom judd na ba dee musul am lii dëgg la de ku sa ndey gërëm nag walaay ci sa biir nawle bu am dara looy ragal Kader yaa baax dëgg la de yaa ko liggéey moo tax li nga gis ci fii xale yi def ko xeet xale yi ñëw nañ de yaa ko liggéey doomu aadama lu mu am ci ay moromam moo ko may boppam ndeysaan lii sa cër la ndax nag sa biir naw la ngay nekk Kader waaw ma ngay ree waaw Kader yi ngi ñaw doomeer man de seenuguma sa noonu te nag danaa la séeréel dara tey Kader ndeysaan ànd nga ak nag ngem bu dëgg wallaay ndax nag yàlla benn ngem rek lay jox doomu aadama sa ndey sa yaay da la gërëm sa baay wàccoo nga ak moom duñ ci jaaraat ndax cat gi la ñuy bañ mu dal la waaye Daouda ak lay xaar ci biti de mënuñoo ñàkk bañ a dina la jox ay mbir de mënuñoo ñàkk bañ see sànni kàddu ndax nag dëgg la ba nga ñëwee yàqoo kër gi bu la neexoon nga def ko sens interdit wala ñu romb nit ñi di tifli waaye defuloo ko jaawale branchement yi ndax nag ba nga ñëwee fële ca production ba yokku rek waaw Youssou Ndour lim ñu dénk muy yaatal fekk nañ ko ci yow laata nga koy dégg ci moom moo tax dañu lay ñaanal gudd fan wér gi yaram yàlla lafal la cat yàlla bàyyi la ak sa sago may la soxna yu baax waaw ndax nag murid la c'est-à-dire dégg ngeen lu ndeyam wax am na solo trop ndax nag Serigne Touba mooy yaakaaru jaam yi cër la boo am ci moom bu la yàlla may du juddu de cër la dëgg la de cër nag yàlla koy joxe wallaay yow nag ñun ñoo la taamul suñu bopp boo ñu bañee it ñun bëgg nañ la asmalik ñun boo ñu tooñee it ñun baal nañ la wallaay yow la ñu am ndax nag mbaax ku ko yàlla dénk kon ñu ngi koy ndamoo defe naa ne ndam rek gënu rëy loolu dañ lay ñaanal nag doom yu barkeel fii lii nga gis nii tey na sa xel dal ci ñun ñëpp amoo fi noona déedéet boo fi amoon noonu di fi taxaw xale yi bëgg nañ ko de xale yi bëgg nañ la waaw waaye yaa leen ko ji ku fi ñëw
donte premier jour am la ku muy ñëkk a miin ci kër gi Kader wallaahi ku muy ñëkk a tàppasanteel ci kër gi Kader wallaahi Kader yaa baax yal na la yàlla lafal cat amiin waay suñu yaram wallaahi li nekk suñu xool yëpp xam naa ni mënuñu ko wax waaye je parle sous le contrôle de Daouda ndax nag Daouda yàqu ci dara de kaay da naan mag baax na mag baax na ci réew waaye mat naa bàyyi ci biir kër patt la ko boole mat na kilifa ñun ñëpp suñu xel dal na ci yow ndax moo leen njabootee waaye nag il t'a donné le rythme et wax dëgg neex yàlla tu as le rythme macha allah sa bés bii yàlla nga ko dund di ko dund ba say sëtër ñi nga fekkee seen ñëpp te nag kaay ànd ak sago at wér-gu-yaram at teelu donc nag mbooloo mi ma ñëw ci ñoo ko def ci bés bi waaw téeméeri dëkkulam bu ñu jógee ci carrière waaw Aïda waaw Aïda aussi c'est son anniv hein Aïda tey bësam la waaw yow nag tu n'es pas une tournée de la marmite fekkee boolu wula ci déedéet ci kër gi nga bokk ndax cër yàllaa koy joxe waaye doomu aadama moo koy jëfe boo ko jëfee rek jox sa bopp wallaahi ñun xamuñoon tey sa bés la waaye ba ñu ko yëgee ku nekk nag defe naa wax su nga ci àq dëgg la mbaax soxlawul du jëf ci kanam lay njëkk a feeñ sa kanam leer na macha allah. xam naa ne waaw léegi lu ci wax rek cap dugg. xam naa ne daal alaaji. waaw alaaji balaa ma daaneel rek. waa acca daaneel ci mbaaxam rek. waaw dafa baax. xale yaa ngi géwél bi wax ci biir langue. muuma du ko tëgg ndax muuma tëggam sabaram. lenn rek ko man tëggal dugg na tëggal dugg na tëggal dugg na. nopp lu ba kenn duggati. maa ngi ci Aïda. jërëjëf Aïda. yal na la yàlla bàyyi sa sago yow it. li nga wut ci kër gi yal na la ko yàlla may. dégguñ sa ndey ak bàyyi waaye li nga andi ci jikko. ak ci comportement. sa ndey ak sa bàyyi seen xel war naa dal. ndax yar bi mat na. ndax tey lii boo ko amee. andi woo fi sa bopp. andi woo fi si jikko yar nga fi andi. te yar nag waajur a koy def ci yow. yal na yàlla laf cat. sa bés bii. yàlla nga dund ba ñu koy fekkee waat ay année. yàlla bàyyi la ak sa sago. wasalaam. jërëjëf Asmalik ñu ngi lay gërëm bu baax a baax dama am benn témoignage ci Kader ko tudd Lamana Kader dama bëgg nga déglu ko ñu ngi lay nuyu. Allô oui bonjour. Salaamaaleykum oui bonjour. Maaleykum salaam. Alors grand ñu ngi lay nuyu bu baax a baax aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre Kader. Oui. Quelques témoignages ci nit ki. Oui bon en fait man en fait je m'appelle Lamana Seck. Je suis son allô. Oui, on vous entend très bien. Oui, voilà. En fait, je m'appelle Lamana Seck. En fait, je suis son cousin. Son papa lañ ko tuddee. Et on fait un peu parallèlement, un peu le même métier. Et bon, lenn laa ko mën a seedeel quoi. Franchement, c'est un gars très cool, très sympa, très ouvert. Et aussi, il a quelque chose de vraiment très particulier, c'est qu'il a vraiment la gagne, quoi. La gagne, c'est-à-dire qu'il a l'envie de gagner, voilà quoi, je veux dire quoi. Même quand il cherchait du boulot, un stage, mais tu sens qu'au-delà de ça, c'est pas vraiment l'envie de trouver un boulot pour trouver du boulot, mais c'est vraiment l'envie de, il a vraiment la gagne quoi. Lors le moment je m'en c'est des moments. Quand on aussi des topoto mbok là, parce que man bon, sincèrement, j'ai pas tout le temps, pour appeler tout ça là. Mais bon, chaque fois, de mes words, de mes nemekou, et bon. Franchement, ça fait plaisir, quoi, comme on dit, quoi. Mais on est vraiment content de tes témoignages, oui. On peut dire que tu es fier de ton cousin, hein? Ah, bah ouais, non, mais carrément, à 100%. Voilà, merci beaucoup, Lamana. On est vraiment content de tes témoignages, pour vous faire des Kader. D'accord. Merci, mais yow tamit kenn gënu la nit ku baax nga. Bah, merci. Ouais, parce que c'est pas facile di séddal nit lu baax. dëgg la mais comme on dit aussi wax lu baax nit aussi. wàññiwul dara dëgg la merci beaucoup cousin. Et bon, franchement il le mérite pas. Et joyeux anniversaire Kader. Merci tonton merci beaucoup. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax c'est son cousin également sëñ Saliou. yow moom xam naa yaay lakkalam ci kër gi wala Joor a bëgg a wax. ajaratu Joor. acca nuyu naa la de. Kader sa waay la. bu journal bi baaxee moom la de. noo def. maa ngi sant bu wér a wér. di la ziar bu baax. delloo ziar bu wér wala alhamdulilah. ndeysaan. sama xol dafa sedd ba mënumaa wax ci mbooloo waaye sama xol sedd na guy ci Kader. ndeysaan ba mu fi ñëwee léegi xañ na yàggul de. dëgg la ba ma fi ñëwee am koo xam ne ñoo nekk ndowoon mu ni ma kii de XFM la nekkoon Kader Lo xam nga ko ma ni ko waaw mun ma ñoo nekkoon nit ku baax la ma ñëw wax ko waaye boobu ba léegi ca la ma jàppe
def ma jigéenam nekk sama waay sama soxla sax da ciy taxaw ba nga xam ne su ma amee reportage damay sax rusa ñëw di wër Kader day pause mu leer na ma ne heure pause am la nekk waaye il suffit que ma ngàbb sama papier ñëw rek day dagg pause am lépp lu mu doon def bàyyi ko ñëw taxaw ci sama papier ba sama xol sedd guy li ma bëgg la may defal mën naa koo jox sa sama voix dugal voix wala rës dem sama yoon ñibbi bu ma ñëwee ni ma ko bëggee ni sama xol sedd dama koy defal ba sama xol sedd guy ma koy ñaanal lu mu ragal yàlla bu mu ko gis yàlla na ko yàlla defal jàmm ak xéewal lafal ko ci cat ak musiba ak balaa may ko soxna su baax a baax ci barke Seydina Muhammad association célibataire yi moo ko jiite ba tey balaa 2019 bii di jeex xam nga yàggatul yàlla na ko suñu borom defal moo ci jiitu sëñ Saliou Seck toog ñoom ñaar mi ngi noonu Kader daal maa ngi lay ñaanal bu baax a baax nga yokk ba yëg ko amiin jërëjëf Dior kontaan nañ ci yow sa àndandoo mooy sa vice président ci association des célibataires sëñ Saliou association bi nag di ngeen ko jéem a tëj Alaaji Kals association bi tey lay tëj tey la aay bi daanu waaw kon jeex na ay kàddu seede waaw mi ngi noonu xam nga rek comme li Dior wax noonu la demee mën nañoo toog di journal nag di wax mel ni ñu mën a wax mais wallaahi mënuñoo def ay témoignages mais Kader moom daanaka ku ñëw fii rek dina xam nu ñu mel man ak moom dëgg la te comme li nga wax rek ay xale lañu peut-être bu ñu déggee ci rajo bi ñuy wax chaque jour da nga koy wax ay tout tànk lañ bu ñëwee fekk ñu fii rek mooy loolu te boo ñëwee ci kër rek day am lu tax nga ñeme peut-être dina am benn talent boo xam si di nga ko am mais faaw ñu yaatal la ngir nga mën a génne loolu yaatal ko bi ma ñëwee fii nag Kader dafa bokk si nit yooyu wala sax moo ma téye wax dëgg yàlla may ma fit ba ma am fit biir King FM wax dëgg yàlla moom ak Daouda ak Dissa Prera ay nit lañ yoo xam si Daouda moom anniversaire am King Fat Palace laa koy mi ngi noonu invité naa leen man bu ma amee fit King FM bay toog fii nii di présenter ñëpp di ma dégg may def revue de presse wala may def dara ñoom ñoo tax ñoo ma may RP bi moo koy monté ah mooy monteur lu fi élément bu fi jàll rek moom la quoi kii mooy Kader Lo production di ko ñaanal wax dëgg yàlla ñaan boo xam si ñun mënul passé li nga xam si waajuram wu jigéen def na ko fi ndax ñun ñëpp suñuy yaay yi ñoo tax ñuy liggéey dégg nañ témoignage bu am solo bi mu def daanaka loolu rek doy na di ko ñaanal rek yàlla na dem màkk yàlla na am jabar alors ñu koy wax alaaji Kader Lo ngeen gis alaaji bu neex yàlla na am jabar nag waaw non dina am war a takk jabar dañ ciy jóg aaya bi daanu bu soobee yàlla Sani Sofor tamit nee na mi ngi koy souhaiter joyeux anniversaire ay message yu bëri na yu jóge RFM ñoom Aliou Ba Adja Astou Saliou mi nekkoon fii également nekk i rajo je reçois pas Marie Justine également yónnee na ma message sànq di la souhaiter joyeux anniversaire ils sont quand même très nombreux di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram et puis très bientôt mu nekk nag borom am soxna nekk borom kër jot na de wax dëgg yàlla loolu la ñëpp di ñaanal de ku ko wax joyeux anniversaire daal tegal ko ci yàlla na nga am soxna waaw boobu ba léegi da nga war a takk de jeex na jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Kader mën ngaa génn ndax xam naa ni yow duñu la jox kàddu doo wax voilà donc merci beaucoup da ngaa bëgg a wax yaa ngi wax nii de ci antenne bi jërëjëf am nañ sa ay kàddu merci beaucoup daanaka King Feeling bi nag li ci des sonal pero njaw du mel nii la ma jëla fay saas yow Fatou Mohamed si ci sori nga ma waay maa ngi lay dégg bu leen di sonal pero